jërëjëf mbokku téléspectateurs yi mbokku internautes yi ak mboolem ñi nga xam ne tam ñu ngi ñu bàyyi xel ci rajo Rendo FM 91.1 ak ci rajo ak ci li nga xam nag mooy ci télévision bi Rendo Legnol TV ñu am mbégte ak kontaante teewaat ak yéen fii ci plateau bi comme ni ñu ko amee ay bés yu ne ci semaine bi di sant di gërëm mboolem ñi nga xam ne tam ñu ngi ñuy bàyyi xel nekk fi ci réew mi ak ci bitim réew ñi ngi leen di ñaanal jàmm suñu borom mi nga xam mooy borom lépp ak fépp ñëpp te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla tabban ci géej xewal di nga ci gàllu mucc ma ñu safago ànd ak dal ak fekk mbokk auditeurs yi tey dañu am mbégte lool dalal fii ay kàngam ay borom xam-xam yoo xam ni ci li ñuy yëngu nekk nañ ci ñoo xam ne ñu ràññee lañu ci département bi rawatina ñi nga xam ni tamit ñoom ñoo teew fi tey waaye nag balaay loolu mbokk auditeurs yi dañuy waxtaan ak yéen ak téléspectateurs yi ubbi waxtaan bi ci li nga xam ni tamit mooy mbas mi nga xam ni jamono ji ñu wax ak yéen ni bi mu duggee ci réew mi ak léegi yàgg boo xam ni ba léegi génne gu fii te war nañoo fexe itam ba génne ko fii ni ñu ko fi génne mooy fexe itam respecté li nga xam nag mooy distanciation bi mooy ñuy dandante mètre waaye itam di raxas suñuy loxo saa su ne waaye itam di sol masque yi surtout itam masque yi nga xam ne mooy masque yu baax yi donte am na yoo xam dañ koy fóot buñ ko fóotee ba mu set itam ñu weer ko ba mu wow daal di koy passé daal di koy mën a sol wala ñuy sol yi nga xam ne tamit mooy yi nga xam ne moom la waa kër docteur yi sol waaye masque yooyu itam nekk nañ masque yoo xam ni war nañ ko mën a sol di ko changé benn ay bés boo ko solee benn yoon ci bés bi nga changé jënd beneen jàpp nañ ne masque yi cheratul léegi parce que daanaka si gën caa cher ñeent fukk lay doon loolu war na nag képp koo xam ne doomu réew mi nga war a xeex ci mbas mi ndaxte nekk na loo xam ni daanaka boo gisee moom moo daaneel économie réew mi waaye itam li muy fàtt ci doomu aadama bari na lool te loolu itam nekk na koo xam ni itam war na ci mën a fagaru kenn ku ne nekk sa soldaaru bopp góorgóorlu ba Sénégal gën a mën a jëm kanam soxaliku loolu nekk na loo xam ni li ñuy njëkk a lancé waaye itam boole ci itam di jaale ñi nga xam ni tamit suñu mbokk lañu nekk fii ci réew mi nekk fii ci dëkk bi nekk ci Sénégal saa su ne ñu tàggee la koo xam ne koo xam ku la jege muy loo xam ne lu doy waar ce qui veut dire que mbas mi ba léegi mi ngi def ay ravage ci askan bi di faat nit ñu mag ñi doonte sax mag ndaw ñi dañ doon wax du leen faat mais am na ñu muy faat ci yenn ci ay ndaw yoo xam ne dañuy wéy ak ay yenn jàngoro yi kon nag nañu fexe ba aar suñu bopp aar askan bi aar ñi nga xam te mooy suñu wajur yi surtout mag ñi ci dëkk bi loolu la ñuy ubbi émission bi mbokk auditeurs yi mbokk internautes yi ak téléspectateurs yi ki leen di présenté émission bi di Buur Sine Coumba Ndoffène aman mbégte teewaate ngeen fii tey nag li ñuy waxtaane tey mbokk auditeurs yi muy thème bu am solo li ñuy di wax récapitulation mooy gannaaw ñi nga xam nag ay émission yoo xam ni ñi nga xam ni mooy commission bi nga xam ni mooy commission de fiscalité locale te ñi ko jiitee di ki nga xam nag mooy maître ki nga xam nag mooy monsieur Bayatou Babou nekk deuxième adjoint au maire andi ci ak équipe am bi nga xam ni moom lay liggéeyal ñu am ay émissions yoo xam ni jot nañ koo def ci yenn ci ay rajo fii muy rajo communautaire yi nga xam ñi ngi nekk fii ci diwaanu Mbour ngir informer askan bi ci li nga xam ne nag mooy njëriñu fiscalité gannaaw bu ñu ko defee lu toll ci ay bés ñu war a nag tey def tënk boo xam ne bu am solo loolu tey tuddee récapitulation gannaaw bu lu amee mission boo xam ne nga koy def mu toll ci ay bés da ngay toog xayma ko xool liggéey boobu fi mu toll ak fan nga jëm loolu waral tey ñu dalal ki nga xam nag mooy président commission bi di monsieur Bayatou Babou mu nekk sama ndeyjoor nekk deuxième adjoint au maire de la mairie de Mbour di dalal ki nga xam ni tamit mooy monsieur Mouhamed Touré moom mu ngi nii moom moo teewal trésor bu Mbour donc moom tamit teew na ci plateau bi ki nga xam ni itam moo teewal impôt et domaine bu Mbour di ki nga xam nag mooy Christian Nicolas Tandin moom mu ngi nii tamit suñu càmmoñ moom moo représenté li nga xam ne mooy impôt et domaine bu Mbour ak kuréel gi nga xam ni moo ngànk mbooleem ñi nga xam ne mooy association des délégués de quartier de Mbour moom ki leen représenté mooy El Hadj Oumar Sarr mu ngi nii sama ndeyjoor donc ñooñu la ñu dalal tey waaye nag kuréel googu am na ñoo xam ne ñoom la ñu àndal ñu jàppale leen accompagner leen muy ñi nga xam nag mooy cabinet bi nga xam ni moom lay wax GECOM benn cabinet boo xam ni da leen di jàppale ngir vraiment gën a ñoŋal liggéey bi gën leen a orienté liggéey bi gën a mën a jëm kanam muy GECOM bu Saloum Cissokho tey li ñuy waxtaanee nag li ñu njëkk a def mooy dañuy jox kàddu gi ki nga xam nag mooy monsieur Bayatou Babou premier adjoint au maire deuxième adjoint au maire monsieur le maire gannaaw bu ñu la dalalee li ñu lay njëkk a laaj mooy lan moo waral ngeen taxawal li nga xam ne mooy comité bi muy comité bi nga xam ne mooy comité fiscalité fii ci diwaanu Mbour. jërëjëf Buur Sine ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci dalal bi ñu dalal fii ci Rendo FM. di jiital ci nuyoo bi nag directeur bi di monsieur Daf. vraiment xam ne li mu liggéey ci biir dëkk bi. bari na
liggéey ci biir Sénégal sax la wax balaa moo ñëw Mbour. terminé fii am fi rajo communautaire. di wax liggéey bu am solo. mun naa ne li muy liggéey lépp ñun la koy liggéeyal sax. mais nag vraiment ñu ngi bëgg lool pour ñëw fi tey. di fàttali rek ñun commencé nañu depuis le mercredi 20 janvier. di wax li ñuy tuddee commission de fiscalité locale. waxtaane ci nag ay thèmes yu bari. ci rajo yu bari ak sur les réseaux. tey nag ñu war a jeexal tey fii ci yéen. am mbégte bu baax a baax bu ñëw fii. di leen indil ñu monsieur le maire de la commune bi nga xam ne moo normalement moo waroon jiite commission bi. mais tànn moom moo jiital ko ànd ak ci suñu naataangoo yi. di impôt ak waa perception. trésor. waaw mooy trésor la. donc di la nuyu bu baax di fàttali. commission de fiscalité bi. ñi ngi ko créé en 2012 loi bi ñuy wax 2012 31 décembre 2012. portant code général des impôts. maanaam code bi yoree impôts yi réew mi. dañ ko tëggaatoon en 2012. pour vraiment gën a pousse nit ñi ñu gën a jublu ku ci nekk ci sa wàll. ñun liñ ci suñu wàll mooy commission de fiscalité. ñu def ko nag boo xam ne dañu impliquer les collectivités territoriales. maanaam mairie yeeg yooyu. parce que bu njëkk dañ ko bàyyi rek diggante impôt ak trésor. mairie sax dina ci am dara ay taxes ak yooyu léegi nag état bi dafa bëgg commune bu di nekk nga dugal sa loxo ci affaire impôt yi pour que say koom gën a ñëw nga mën a jàppale say population. dëkk bu nekk nag ci tolluwaayam da nga am sa commission ñun suñu commission 16 délégués maanaam benn élu lay doon mooy man la maire décidé désigné ma nekk président mais ñi ci des yëpp ay délégués de quartier la maanaam 16 lañu muy 8 titulaires ak 8 suppléants léegi nag ñu boole ci waa impôt ñu xam ne ñooy ndey mbil yi ak waa trésor ñu xam ne ñoo ŋànk yëf yi ñoom dinañ ci bokk du ñu wootee du ñu def dara mais nag lu ñuy def danañ leen ko yëgal ñu indi seen xalaat parce que ñoo yore ñoo xam impôt nu mu tëddee ak nu ñu koy jëlee ñun dañ leen di ànd ak ñoom da gën leen di jàppale pour que ñu gën ñoo jàppale parce que ñoom daanaka daan nañu jàppale mais léegi dañ ñu gën a jàppale parce que dañ ci gën a dugal suñu loxo maanaam peut-être que perte yi ñu doon am maanaam bu ñuy recenser dem ci quartier jël tur yoo xam ne peut-être que bu trésor ñëwee war a jël xaalis bi du gis kooku wala du ko xam wala du xam fu mu dëkk moo tax ñu jël léegi nag maire bi dugg ci dugal ci délégué de quartier délégué de quartier bu ci nekk yaa ngi ci biir ñun bu ñu defee commission ba pare muy 16 délégués muy 16 titulaires ak 16 suppléants dañ leen formé ci affaire fiscalité mais ñun commission bi dañu ne loolu doy parce que 16 délégués rek du ñu Mbour 42 délégués la rek ñu ne donc nañu formé del 42 yëpp ñu dajalewaat leen formé woon leen ci sur la problématique de la commission de fiscalité. ku ci nekk les quartiers boo dem xam na luy commission de fiscalité lan mooy njëriñu ni impôt bi tëddee naka lañ koy laajee ku war a fay impôt ku warul fay impôt lépp xam nañ loolu lu ñu ko wund nag mooy bu ñu toogee ba war a ñëw nag léegi di laaj impôt wala di bind impôt dootuñu ñëw rek dem ci kër yi dañuy ñëw ba ci délégué ne ko projet bi jot na dañuy ñëw bëgg dugg ci impôt yi moom xam na nu mu demee mu ñëw mu ànd ak yow ci kër yi wala mu boole ak ndaw ku fi dëkk xam na ku fa loué xam na ku am terrain nu xam na ku fa am commerce xam na lu xew ca quartier bi xam na ko donc yow dootoo sonn ci yenn renseignement buñ la jox boo xam ne du noonu mun la ak nii la population yi aussi ku ci jaaxle ci yenn affaires yi ci waru impôt nga dem ci moom soxlawul ngay sori moom dina la jaaral ci yoon bi nga war a jaar ba nga wàccoo wàllu impôt donc ci tënk commission bi naka la ñuy def ba commune yi gën a am doole parce que li ñuy laaj bari na te gouvernement bi xam na loolu te gouvernement bi tollootul foo xam ne tout le temps day génn di joxe loolu dafa commencé xew bi léegi dañu ne ku ci nekk rek na nga laal
dara ci sa poche. ñun communes yi dañuy laal. mais population yi aussi dañu war a laal parce que ñoom it dañuy soxla ndox. dañuy soxla courant. dañuy soxla poste de santé. dañuy soxla sécurité. dañuy soxla ay tali. dañuy soxla. te loolu nag loolu ñu leen di jox ci budget la nekk. te budget boobu ci li ñuy am. li ñu état bi jox. li ñuy joxe. li taxes yi joxe. li juuti bi di joxe moom la ñu boole mu nekk budget ñu mën a fay liggéeykat yi fay ay oto mbalit jënd essence et cetera ba yëf yi mën a dox. donc loolu coppite googu. moo tax ñu teg commission état bi teg ko def ko ci Sénégal yëpp. yàlla def nag ñun ñu commencé woon ñu jëloon ñu comme des communes test. ànd ak waa Thiadiaye waa Nguéniène waa Saly defe naa ak Mbour. 4 communes la woon. ñu commencé ko pour bu affaire bi doxee. ñu mën koo tas ci Sénégal yëpp. waaw ñun nag dépassé nañu ay étapes yu bari. tey jii ñu ngi ci phase de sensibilisation. ci population bi. naam dañu waroon dem ci quartier yi quartier bu nekk waroon nañu fa def forum. maanaam commission ba dem fa dajale quartier bi. wax ak ñoom. mais ak mbas mi xam naa loolu dañ koy wax ci rajo yi rek. incha allah peut-être ak ay publicité. ok bu yëf yi jàllee. ba dal. te ñu incha allah ñu jéem a seet beneen stratégie. incha allah jërëjëf ñu ngi am mbégte lool ci tontu yi monsieur le maire ñu ñëw ci monsieur Touré yéen yéenay yore ñi nga xam ne mooy trésor ñooy wax jàpp nañ ni mooy yore koom-koom bi ñoo koy dencal waa mairie yi ainsi de suite mais est-ce que mën nga ñu waxal tuuti rek ci li nga xam nag mooy fiscalité locale bi lan la concerné pour nit ñi mën a gën a xam lan la ñuy war a fay lan mooy impôt local yi nga xam ni nit ñi war nañ koo fay comme ça mu gën a leer ci askan bi vraiment bu demee ba bés ba jot ñu leen koy laaj ñu xam ne njëriñ lay doon boo xam ni day jóge ci ñoom ñëw ci askan bi day delluwaat day dellu siwaat ci ñoom. jërëjëf merci beaucoup donc maa ngi lay nuyu. nuyu kilifa kër gi monsieur Daaf. di nuyu mbooleem ñi nga xam ni ñoom la njabooti ci kër gi. waaye itam di indi nuyoo sama kilifa. bi nga xam ni mooy jiite trésor Mbour ñu koy wax perception de Mbour. muy monsieur Makhtar Diouf. di indi nuyoo l'ensemble du personnel. donc di nuyu monsieur le maire. président de la commission de fiscalité de Mbour. monsieur Bayati Babou. di nuyu sama naataango sama collègue monsieur Tendeng. xam ni moo fi représenté. impôt et domaine bu Mbour. waaye ni ki noonu itam di nuyu le délégué monsieur Sarr. en même temps du commissaire fiscal. ñoom suñu yeboo rek saa yu ñu leen di wax délégué aussi di ci boole terme boobu. ndax ni ko président fàttali léegi commission bi loi moo ko samp. loi boobu ko samp nag ci loi wax na ko léegi 2012 31 du 31 décembre 2012 foofee boo demee ci article 308 ba article 312 dina la wax commission de fiscalité locale ci lan la tëggu. kon ñoom loi boobu moo leen fi teg. ba mu leen fi tegee itam am na fu ñu jaar fu bari jaar nañ ci formation. ñu tàggat leen ci li nga xamante ni mooy fiscalité locale. ci ñëw ci sa question bi. ci jumtukaay yi nga xam ni moom la ñuy utiliser ci wàllu fiscalité locale. ba nga xam ni ñoom dañu nar a doon ay acteurs yi nga xam ni dañuy participer sur toute la chaîne de fiscalité locale. fiscalité locale nag ci tëgg bu ma la ko doon firil mooy bépp xeetu lépp ak taxe boo xamante ne nii bu nu ko dajalee wala ñu laaj ko ni ñu koy laaj ba pare day delluwaat ci gox bi ñu ko laajee. loolee mooy fiscalité locale. boo ko bu fekkee da nga bëgg mu gën a leer da nga koy méngaleeg beneen fiscalité boo xam ne mi ngi am boo xam ne buñ ko dajalee mën naa am au niveau central lay dem ñu koy wax des impôts d'état. yooyu sax xam naa su ma naataangoo bu ñëwee dina ko gën a leeral waaye daal su ma dellu si waatee ci fiscalité locale mooy bépp xeetu lépp nag boo ko tuddee ci wolof rek parce que lépp nga ca biir redevance lépp lu nit di fay rek. waaw boo ko faram-fàccee woon. par exemple nga jox ñu ci ay exemple rek. ci lay ñëw yow comme ça ñoom. ci lay ñëw dama tënk. waaw en général waaw. maa ngi ñëw nag ci fiscalité locale. façon voilà. parce que dafa bëri
xeet. am na ci boo xamante ne nii ci waa lempo yi lay jóge ñoom ñoo koy liggéey te ñi am ci wàllu bu rëy les commissaires fiscaux nga xamante ni moom la nit ñi gën a miin ñu koy wax les contributions foncières. nga xam ni bëri na ñu toog seen kër rek. ndaw trésor. wala ànd ak délégué de quartier bi indil la këyitu lempo ne la kër gi dafa war a fay lépp. nga xool këyit ga ñu bind ci foncier bâti wala ñu bind taxe sur les ordures ménagères. kon état moo tënk loolu. wax ni les kër bu ne. bu samp bu ne war na fay contribution foncière des propriétés bâties. ñu gën ko xam ci foncier bâti. loolu ñu bëri miin nañu ko. mu ànd ak nag benn taxe boo xam ne moo bootu ci lempo boobu. ñu koy wax taxe d'enlèvement des ordures ménagères. ñu gën ko xam ci TOM. boobu itam ci fiscalité locale la ko. mu am ci loo xamante ni itam le foncier non bâti. non bâti. léeg-léeg nit am terrain. rek yore ko yaakaar ni da ko war a bàyyi noonu rek ak bu ne njëg di yokku te dara waru ko ca déedéet moom itam dafa bokk ci des xeetu impôt boo xamante ne nii day dugg ci fiscalité locale. maa ngi toujours ci contribution foncière. ni ki noonu itam am na impôt boo xamante ne nii dees na ko laaj te buñ ko laajee contribution foncière la waaye dafa ëmb ay xeetu l'impôt ñu koy tuddee un impôt synthétique muy contribution globale foncière. nga xam ni tey bu ñu ko laajee gox bi nga xam ni moom lañ ko laajal day am 75% état bi am ci 25%. loolee mi ngi concerné ki nga xamante ne nii dafa am këram loué ko bu fekkee ni nag chiffre d'affaires annuel am wala ba revenu annuel am tiré de la location du ëpp 30 millions. kon kooku tamit xeetu l'impôt la boo xamante ni tam dinañ ko laaj ci ñi nga xam ne ñoo am kër. ni ki noonu itam am na yeneen contribution yu jëm ba tey ci gox-goxaan yi te muy jóge ci l'impôt di ko tëral maanaam waa impôt domaine lu tax ma ciy wax parce que dinaa am beneen xeetu impôt boo xam ni wala taxe boo xam ni ca mairie ba lay jóge du dëgg mooy les taxes municipales. kon bu fekkente ni fii ñi koy tëgg mooy service des impôts et domaines. l'ordonnateur des kilifa muy le ministre en charge du budget. moom mooy ordonnateur. moom bu ñu tënkee xeetu l'impôt yooyu yëpp ba tax ca ba teg ci mu doon un titre exécutoire maanaam ñu am sañu laaj ko te bu ñu koy laaj sañu ko bañ. loolee impôt lay jógee bu ñëwee trésor nga xamante ni moom moo yore keesu collectivité territoriales yi moom moo koy recouvrer dugal ko ci seen compte. du dëgg nit ki noonu tam am na des impôts professionnels toujours ci fiscalité locale lay bokk biñ ci gën a xam ëpp ci doole ñu xamoon ko ci patente nga xamante ni képp commerçant yi la ñu gënoon a miin ñu koy fay. du dëgg waaye dafa ëmb lu bëri képp koo xamante ne commerce nag ci sens bu gën a yaatu du dëgg parce que bu nu nee commerce rek nit xalaat na ni borom bitig bi ci koñ bi la waaye dara maanaam industriel bi sax commerce lay def. ak keneen kuy def leneen. donc loolu impôt bu am solo nga xam ni depuis 2018 jóge nañu ci patente ñëw ci contribution économique locale. loolee itam muy impôt bu am solo boo xamante ni itam bu ñu ko recouvrer day delluwaat ci. keesu trésor bu maire bi ñi nga xamante ne nii ñooy collectivités locales yi. am na beneen ci biir contribution économique locale mais calculée sur la valeur ajoutée. boobu dañ koy dajale. communes yi nekk ci Sénégal yëpp bu ñu ko fa recouvrer état bi da koy dajale après séddale ko waat sous forme de dotation. dotation moom lay doonaat. kon pour revenir ci loolu rek indi naa la yi nga xamante ne nii ñoom la ñu seq ak waa. DGID qui est la direction générale des impôts et domaines. mu am nag yeneen xeetu taxe yi nga xamante ne nii moom la nit ñi gën a miin nga xam ne dégg nañu ñu naan tuuti wala cantine yete marché wala ODP wala OVP wala hydrocarbure wala pompe ya wala taxe sur la publicité loolu lépp xeetu impôt la ak i taxe yoo xamante ni itam day delluwaat ci gox goxaan waaye ñooñu ña ko yore di ko saytu ak di ko tëgg donte dañoo sukkandiku ci loi parce que bu ma delluwee ci code général des impôts mi nga xam ne moo ñu tënk ci les contributions foncières ak beneen xeetu impôt professionnel mais ñu koy recouvrer par voie de rôle am na ci boo xamante ni sur délibération du conseil municipal lañ koy tënkee maanaam ñooy wax tey jii ne taxe sur la publicité kat délibéré nañu support sangam selon moo xam totem la wala enseigne la wala panneau la wala oriflamme la wala leneen ñoom kat soit mètre carré bi lii ngay fay du dégg et sur déclaration. bu dee ODP la ñu ne la fii nga occupé
nga xamante ni ñëpp ko war a bokk waaye yow nekk ci territoire communal bi nga am loo ci occupé ñu ne la surface bi bu dee lii mètre carré lii nga cay fay loolee lu ñu délibéré la maanaam fixer les montants selon surface bi nga war ko fay du dëgg loolee lépp nag buy ñëw may dellu rek wax ni ñoom itam bu ñu koy def itam ci téere bu ñuy wax code général des collectivités territoriales lañu sukkandiku ci lay sukkandiku nga xamante ni bu loi 2013 10 defe naa du 28 12 2013 moo leen tënk boo fay boo demee article 195 ci di nga gis recette de fonctionnement lii may wax xeetu lémp yi yëpp ma ngi fa kon du ko caagi ni conseil bi day toog rek am sañ-sañu wala maire bi bëgg ne dafa am ñii kat war naa leen teg xeetu lémp yi ma teg leen dafa am kayitu ko tënk loi moo leen tënk ba nga xam ne lu ci ne war nañ ko génne fixé ko seet nag naka lañ koy fayeeku loolee lépp nag bu ñu koy fayeeku saytu gi ak contrôle bi ci responsabilité trésor la nekk rawatina celui qui est le percepteur c'est important kon ñu xam ni liggéey fiscalité loolu noonu la tëddee yaatu na bëri na ay banqaas mais tout est organisé entre les services des impôts et domaines n'est-ce pas la municipalité et le trésor fi may ñëwee pour ne deuxième question bi mais monsieur Touré recouvrement bi nan noo koy def très bien recouvrement bi maanaam trésor moo koy def agent trésor parce que lu tax ma wax loolu dinaa ci ñëw waaye du moom rek impôt dana ko def waaye mairie itam ñoom dinañ ko def maanaam impôt sax mën na am daf ci am benn part ndax am na loo xam ne moom mën nañ ko recouvrer ndax bu ñu ko recouvrer itam dañ koy delloo trésor mais principalement trésor la yoon may sart yi tëral ne ko moom moo war a recouvrer loolu képp luy xeetu impôt ak taxe ci responsabilité trésor la nekk ci gox bu ñu koy recouvrer wax naa la léegi ne la yooyu bi bu ñu ko tëggee muy impôt yooyu nga xam ni dañ koy def ci téere mu ñëw trésor ñu war ko topp masalan tey ci ab gox ñi war a fay l'impôt kër yépp bu ñëwee day am téere bu ñuy wax rôle qui constitue un titre exécutoire boobee baat nañ koy jàpp saa su ne exécutoire boobu mooy tax ñu am sañ-sañu mën a laaj impôt nit ki te sañu ko bañ te bu ko laajul ñu mën a àgg ak moom ci wàllu daan loo xamante ni yoon may nañ ko te du ñu laaj autorisation du juge du doy waar loolu am na solo baax naa loolu baax naa xam loi ko tënk waaw ce qui veut dire que trésor agent trésor bi mën na recouvrer mbir mi ñëw laaj la jox la këyit nga war a fay waaye même boo ko fayul itam trésor yoon may na ko doole boo xam ni dina ko mën jël ko ci force wala am daan yu ñu la teg ba nga mën a fay loolu am na solo tàmbale gi nag lu ñuy wax recouvrement à l'amiable la waaw waxtaan ñëw yëgal la ko yónnee la këyit bu ñuy wax avis d'imposition wax la ci li nga war a fay lan la nu mu toll waxtu wi nga koy fay boo ko fayul waxtu wi ma la ko sañee laaj boo ko fayulee ma teg ci daan ba jéggi foofa dem ci recouvrement forcé d'accord c'est important danaa ñëw léegi ci relance boobu mu ñëw jox monsieur Tandin mën nga ñu wax relation bi impôt et domaine am ak collectivités locales yi ci wàllu liggéey bi nga xam ne moom ngeen sumu muy commission bi nga xam mooy commission fiscalité locale ban relation la ci ban importance la ci impôt et domaine am. salaamaaleykum maa ngi lay nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp di leen remercier pour invitation bi. di jiital si nuyu comme ni ko ñu defee rek sama collègue di nuyu sunu chef de centre mooy kii yilif impôt et domaine bu Mbour. ñu ko woowee Maguette Boye inspecteur principal des impôts et domaines. di nuyu waale personnel bi yëpp. di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau. tàmbale ci monsieur le maire. xamante ni depuis boobu léegi vraiment ñu ngi liggéey bu rafet si commission bi. gis nañ taxawaayam ak taxawaay waa mairie ñu ngi koy rafetlu. di nuyu monsieur le délégué Sarr di fi teewal aussi collègue mi délégué du quartier. commissaire fiscal comme ni ko Touré waxee. di nuyu aussi sama collègue Touré xamante ni impôt trésor moom daanaka ay seex lañu nekk. mën nañ ne ay seex lañu foo jumeau kii góor la kii jigéen. Bureau Sow waaw ay góor benn kër gi la kay. waaw benn kër gi. vraiment di rafetlu liggéey. ba amee ñëw ci relation bi. relation bi ñu am ak waa mairie ci commission bi. bëgg naa peut-être sax un peu gunge Touré. effectivement ci question bi nga ko posé. par rapport ak fiscalité locale. locale waaw fiscalité locale Touré expliqué na mooy bépp impôt bi nga xam ne saa ñu ko collecté suñ ko jëlee donc recette bi day dellu ci mairie bi. waaw mairie bi ñoo koy moom. wala aussi mu nekk benn impôt bi nga xam ne dafa hybride dafa mix.
maanaam day am une partie suñ ko jëlee day une partie mooy dellu si collectivité bi beneen partie mu dellu si état bi donc loolu mooy fiscalité locale principalement comme ni ñu ko waxee tamit dina am fiscalité d' état bi nga xamante ni saa yu ko nit ki fayee directement ci état bi la jëm. donc sànq cité na fi foncier bâti foncier non bâti yooyu ma dolli ci rek séjour yi contribution globale unique moom lañ aussi ñenn ñi xam maanaam des fois da ngay gis ñu toog ay waa impôt waa trésor ak waa police def tournée tournée PPA ñëw ñu lay fayeeku ñu koy woy tournée patente waa en réalité tournée séjour yi la parce que li ñu lay fayeeku noonu séjour yi la tudd waaw donc pour appuyer par rapport ak foofu aussi ma ñëwaat aussi sur recouvrement bi nga laajte sànq waa impôt am nañ sañ def recouvrement waaye waa impôt 2 cas yi mooy tax ñuy recouvrer bu dee recouvrement impôt d'état maanaam impôt sur le revenu impôt sur les sociétés genre yooyu soo ñëwee impôt nga fay déclaré fa nga fay fay. ok même bu dee aussi recouvrement deuxième cas bi mooy bu dee recouvrement impôt locaux mais ci kaw mu nekk procédure maanaam yow tey fayoo impôt mu nekk foncier bâti waa impôt dem ba constaté loolu bind la lettre bu ñuy woowee notification de taxation d'office xamal la ni yow mii fayoo impôt te da nga ko war a fay kaay fay si ko te may nañ la 30 jours pour nga tontu ci li ñu la wax ba xam yaa ko def wala defoo soo tontoo nga ne nangu naa ni man de fayuma impôt maa ngi ñëw pour fay wala wàññi leen ma fay bu boobaa fay boobu noonu bien vrai que impôt local la fay boobu noonu impôt nga fay fay kilo recouvrement soo ko fayee nag après ñu dajale yëpp yóbbu traité boobaa dina fis parti donc impôt dina recouvrer comme ni ñu ko waxee aussi recouvrement aussi ci Sénégal la réewum teranga noo def dañuy def ndànk négocier ak nit ñi waaye trésor am na ay moyens de contrainte pour wax nit ñi kaa leen fay impôt impôt aussi am na ay moyens de contrainte ba sax lu ñuy woowee ATD avis à tiers détenteur tey maanaam yow soo fayul impôt nga am compte bancaire chef bureau recouvrement bu impôt bu Mbour par exemple am na sañ-sañ bind banque yi yëpp ne leen dama bëgg a Buur Siin bi su fi amee compte bancaire ngeen jël montant bii versé ko sama sama bureau man chef bureau recouvrement su ngeen ko deful te ñu dem ba xam ne amoon na ko fi te xaalis amoon na fi yéen mii banque yéen leen la ñuy topp loolu la ñuy woowee ATD te tant que versé wuñu montant boobu sa compte yow doo si mën a retiré doo si mën def dara am na lu ñuy ne opposition aux lois yi yow nga am sa kër comme fi ñu nekk nii rek fayoo impôt waa impôt topp la ne kaay fay nga bañ ñu dem ba ci biir waa impôt mën nañu bind ay lettres locataires yi ne leen weer bu dee ñëw leen impôt fay te bu leen fay borom kër gi te borom kër gi amul sañ-sañ génnee la donc pour dire que impôt dafa dis am na sax ay procédure pénale sax mën nañ ci yegg mais Sénégal c'est très rare lépp daal ay waxtaan la ay waxtaan la ñuy tàmbali donc pour dire que nu ñu mënee masla négocier ni waxtaan sensibiliser comme ni ñu koy defee dans le cadre de la commission noonu la ñu yoon may yeneen levier pour ñu mun ko activer saa yu ko jaayee ok donc ma tontu sa question bi relation bi à impôt am ak commission bi ñun commission bi yoon moo ñu ci boole sànq monsieur le maire wax na ko la loi numéro 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts moom moo tënk loolu commission bi dans ses articles 308 jëm 312 donc dafa ne commission bi ñii ñoo fi war a ne donc code général des impôts benn exemple la waaw soo ko ubbiyee si article yi ma dox di nga gis donc daf ñu boole foofu ne ñu yéen da ngeen ci war a bokk donc ñun aussi yoon la li ñuy loi jëral ñu ñëw fekkee ko appliqué ko ko mat sëkk ok ñu ngi góorgóorlu di liggéey vraiment en parfaite harmonie ak waa mairie di rafetlu liggéey bi te di leen wax ni vraiment commission bi mi ngi fii di def liggéeyam di góorgóorlu ba atteindre objectif yi ko loi bi assigné mais gannaaw loolu recouvrement bi nga xam ne trésor def na ko parce que dañu jàpp ne trésor moom moo yore gafaaka li nga xam nag mooy collectivité locale yi moo yore xaalis bi bu ko yoree recouvrer ba pare lépp lu ñu ci war a ci def dépense itam daanaka maire yi lay jógee donc ak délégué yi en fait autant pour moi avec ñi nga xam ne tamit mooy seen conseil yi ñu def délibération yónnee li ñu bëgg trésor décaissé nan lay tëddee par exemple par rapport yéen ñi nga xam ne yéen a recouvrer xaalis bi moom mairie nan lay mën a def jot ci xaalis boobu pour mën a dépenser li nga xam ne moom la askan bi soxla parce que nee nañu besoin yi dafa bari waaye nan la ñuy def bu mën a jot ci xaalis boobu léeg-léeg. très bien
xam ne yaa ngi dugg si les missions du trésor. voilà parce que dañoo nekk ci benn fànn. mooy ci wàllu recouvrement. recette la ñu nekk. waaye trésor li ko yoon wala li ko état bi sas ci wàllu liggéey yaatu na. dafa taxawaayu banque. gis nga fu mu ne nii suñu relation ak maire yi nii nga xamante ni noonee dañ leen di dajale lee seeni xaalis. ci ay ressources yoo xam ne ressource locale la état bi jox leen sañ-sañ ne leen jël leen ko te boo leen ko jëlee ngeen jëfandikoo ko mu ko ay ressource fiscale noonu ñu ko téye di ko dencee noonu itam lañ koy génnee waaye dafa am ci téere bu muy tënku nu koy wax le budget lépp loo xamante ni rek ñoo ngi koy def ci budget bi lay def parce que budget boo fa demee noo gisee ni ay prévision la moo xam prévision de recette la wala dépense lépp loo xam ne bëgg nañ ko mbëbët def ko à côté dinañ wax ni fii la ñu yaakaar ni dañ ko mën a jëlee ni ki noonu di recette de fonctionnement comme recette d' investissement ni ki noonu dépense yi tamit day am ay dépenses de fonctionnement ni ki noonu ay dépenses d' investissement. d'accord. l' ordonnateur nag du budget qui est le maire moom dafa am loo xamante ne nii bis bu ñuy dérouler au cours de l' année parce que année budgétaire la ñuy wax. moom selon soxlaam. ca la mu yaakaaroon ne lii kat bëgg naa ko def bëgg naa ko liggéey ci at mii du dëgg. noonee lay bindee soxlaam au fur et à mesure ñuy dem ci biir at. d'accord waaye nag ngal la muy bëgg nay fekk xaalis ba ne fa looloo tax nag importance su liggéey bi ñu war a def ngir dajale li nga xam ni mooy recette. du ci recette yi rek nuy wax lay xaalisu maire di jóge ndax am na ay fonds yoo xam ni état bi da koy allouer collectivité territoriale depuis quelques années gis nañ ci ay fonds yu am solo yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla maire yi ñu ngi koy jot waaye itam lu ci ëpp ci lii di jóge ci population yi mu doon sous forme de contribution moo xam impôt wala taxe la ci la war a jóge kon pour répondre à ta question rek xamal ni nii ñu yoree seen xaalis ñoom itam noonu buñ ko soxlaa l'autorité municipale locale qui est le maire moom mooy def mandat pour wax priorité selon li ma waxoon soxla na priorité d'accord loolu am na ci solo mu ñëw nag ci délégué moom bi nga xam nag moo teewal kuréelu association des délégués de quartier Sarr monsieur Sarr yéen en tant que délégué yéen a nekk ci ñi nga xam ne mooy base bi jege askan bi est-ce que jot ngeen a waxtaan ak nit ñi wala am na stratégie boo xam ne teg ngeen ko pour mën a waxtaan ak askan bi parce que sénégalais yi souvent bañu ñu fay impôt mais danoo xamul ndax ci côté sensibilisation boobu lëkkaloo ngeen ak ñi nga xam ne tamit mooy les acteurs communautaires yi bàjjenu gox yi imam yi ainsi de suite ndax yéen en tant que délégué de quartier yéen a ngi am liggéey bu am solo yéen a am liggéey bu ngeen di def jëmale ko ci askan bi ngir ñu mën a xam lan mooy njëriñu impôt te bu ñu fay impôt ban répercussion lay am itam ci seen i bien-être seen dundin te yéen war am ngeen rôle bu am solo bu ngeen ci war a jouer yéen en tant que délégué de quartier. jërëjëf Boursine mu ngi lay nuyu. di nuyu directeur DAF. di nuyu président commission fiscalité locale. monsieur le maire Barou. di nuyu monsieur Touré du trésor. di nuyu monsieur Tandin des impôts et domaines. donc man commissaire El Hadj Moussa. délégué de quartier zone Sonatel extension. ma représente également tous les délégués de quartier. les 42 délégués de quartier. donc ñoom tamit maa ngi leen di nuyu. di nuyu suñuy président El Hadj Malick Diouf. ak suñu secrétaire général monsieur Mala Camara. ñoo xam ni ñoom jox autorisation pour mu ñëw représenter leen fii. di nuyu également suñu kilifa ñun ñëpp ci commune bi mooy monsieur Fallou Sylla. bien par rapport ak di nuyu monsieur Sissoko bu waa GECOM. donc par rapport maintenant ak question bu nga posé bi bon ñun en tant que commissaire liggéey bu ñuy def bi bu am solo la. yaa ngi laaj est-ce que nan la ñuy def daal ba impliquer population yi. ba sensibiliser population yi. bon d'abord ci li ñu nekk nii fu nekk nii àdduna bi yëpp mu ngi koy déglu. bi mooy 5e émission boo xam ne bi ñu ngi koy def. te d'après le feedback bu ñuy jox ginnaaw émission yi mooy que ni nit yi ñu ngi apprécier. commission bi depuis mu commencé fonctionner wala mu ngi gindi population yi.
partout à travers la ville suñu quartier yi. soo ko demee nit yi dañ lay si interpellé. mais en dehors des émissions également comme suñu jógee dañuy ñibbi si quartier yi. tamit am na ay informations yoo xam ni dañ koy véhiculer. donc de bouche à oreille. soo rencontré benn bàjjenu gox wala say xarit. nga leen di informer lu leer woon seen bopp ci émission yi nga toog expliquer nag xamal leen ne importance su commission fiscalité locale bi. et que dañoo bëgg. lu won ni maanaam les gens n'avaient pas l'habitude de payer. l'impôt foncier. bon c'est pas parce que bëgguñu fay mais c'est parce qu'ils ne savaient pas exactement de quoi ça rime. maintenant depuis bu affaire bi commencé bu ñu leen expliquer mbir mi nu mu demee xamal leen en fait nu ñu ko ragalee nii demeewul noonu parce que ñoom monsieur Touré nga xam ne ñoom ñoo ñu formé Sali jox nañu ay jumtuwaay yoo xam ni suñu population yi wala ñun suñu bopp mën na leen expliquer ku nekk si ñun en fonction par exemple ci lu ko yor su dee foncier bâti la wala su dee tabaxu ko foncier non bâti la loolu lépp loolu war la waa impôt. ak waa trésor te que également suñu demee bu dugg ci en profondeur ci mbir mi ñun ñëpp dinañu rendre compte que ne affaire bi c'est vraiment c'est pas tellement difficile à supporter. waaw parce que lu ñu lay fay ak par rapport ak nguur gi lu mu la may looy fay du bëri soo naree fay. parce que ñu si gën a bëri soo xoolee population bourgeoise wala nit yi quartier yi nu ñu dëkkee. soo xoolee tout un quartier peut-être ñu ci fay soo jëloon 100 foyers peut-être ñu ci fay su bëree ba bëri soo motul du weesu 10. ok tout le reste nguur gi dafa am avantage yoo xam ne moom moo leen ko may. donc c'est dire que vraiment maintenant suñu liggéey ñi mooy continuer di informer di sensibiliser di rencontrer bajenu gox yi di rencontrer suñuy waa quartier bi parce que aussi président Ba wax na ko sànq. il était prévu tout juste après émission yi ñuy dem dafay forum ci biir quartier yi mais compte tenu de la propagation de la pandémie bon quand même les gens préfèrent surseoir à ces rencontres là nga xam ne day rassembler ñu bëri mais du tee ñu ngi commencer di informer n'est-ce pas à travers un petit un groupe restreint nga informer leen soo gisee bajanu nga informer leen soo demee ci ASC yi nga informer leen. donc liggéey boobu ci la ñuy nekk. d'accord pour vraiment ñëpp comprendre. les tenants et les aboutissants de cette commission de fiscalité locale. ok merci monsieur El Hadj Oumar Sarr donc délégué de quartier zone Sonatel ñu ngi rafetlu kaddu yi monsieur le maire ñëw gannaaw li nga xam ni mooy bu ñu xayma parce que itam bu liggéey amee donc ngeen def ko lu toll ci ñeenti émission yàlla def bii mooy bi nga xam ne mooy cappaandaw gi ci lañ nekk nii yow gannaaw émission yi bu pare ban xayma ban tënk ngay def ak ban xayma ngay def gannaaw waxtaan yi nga xam jot ngeen ko def ci réew mi ban feedback nga ci am nan nga ko gisee. maa ngi lay gërëm bu baax ci question boobu. defe naa ne délégué Sarr. wala commissaire Sarr. wax na ko léegi. xam nga li ñuy def nii di ko diffuser. comme tey jii mi ngi jaar dans YouTube mi ngi jaar sur le net. day jàll ci rajo yi ci nit ñi ci rajo yi ñuy déglu. à chaque fois bu jógee fii sax day duggaat dans le réseau capté. évidemment effectivement nit ñi dañ koy seetaan di la interpeller. parce que dañoo ne mais ñun. li ngeen ñu wax nii ñun xamuñu ko woon ci ëpp. parce que en fait ñun li ñu bëgg mooy population yi xam ne ñun li ñuy def pour ñoom la. xaalis bi mu ñëw ci maire bi. du pour maire bi rek pour population yi. parce que ñun it dañoo fal pour ñu mën leen a jàppale. jël seen i mbalit tabaxal leen ay poste de santé jàppale poste de santé yi mi ngi mel ni ci mbas mi ñu nekk ñu depuis ñu ñëwee au mois de mars. bi état bi defee dara dañu ne commune aussi nañu def dara. waaw conseil municipal dañuy voté 100 millions. ne dañ koy jàppale. askan bi xaalis boobu mooy xaalis bi. te Touré wax na ko léegi. su nekkee ñun mën nañu voté mais Touré ñun dañu bëgg 100 millions mais 100 millions il faut mu nekk fa. waaw. bu nit ñi joxewul wala contribution yi ñu am nekku fa. parce que ñun dañu mujj bàyyi suñu projet yu bari. loo xam ne waroon nañ ko def. waaw jël 100 millions dugal ko fa. waaw wër doomu aadama yi. mooy lépp population yi moo ñu ëppal. def ci ay dund
jàppale ci sapeur pompier jàppale waa service d'hygiène dina leen ay machine jox nit ñi ay dund jënd ay gel et cetera et cetera et cetera yoo xam ne dañ ko war a dugal par exemple ci ASC yi ñu jël ko dugal ko foofu et cetera et cetera donc commune lu muy liggéey moo bari donc li ñu def nag émission yi ñu doon def pour dellu sa question pour que population yi mën a comprendre la pour que ñëpp mën cee jàpp parce que dinaa jël exemple mais dogguma la sax monsieur le maire bëri na fii ci Mbour gars yi koo cax mu ne la dëkk bi lampe amul dëkk bi dafa lëndëm amul sécurité Mbour dafa tilim marché bi nangam ça veut dire loolu ay plaidoyer luy askan bi def la mais laaj na nga wax li nga bëgg mais laaj na itam nga def li nga xam sa devoir parce que loolu lépp ñu sas maire bi itam wax dëgg yàlla yéen a laaj nag dëkk bi ñu jox leen ko yéen a ni mën ngeen moo tax ñu jox leen mais bu ngeen taxawee ba benn affaire ne leen la ngeen ñu waxoon defal leen ñu ko mënuñu ko waaye la koy man mooy xaalis bii nga xam ne moom ngeen di lañ leen di laaj bu ngeen ñu ko joxee ci loolu lañ ko jëmale c'est bëri que souvent mooy Sénégal citoyen dafa bëri lu muy kaas mais souvent la muy kaas moom la tax muy dox souvent du ko def je pense que loolu itam am na solo parce que loo tax sax boo gisee doguma la moo tax ñu sonn ci affaire commune waaw boo gisee ñu def ci alal waaw monsieur le maire taxaw ci pour que affaire bi mu dox il faut que nit ñi mën a comprendre waaw ñu dem ci ñoom waaw xamal leen ne waay bu ñu demee ci quartier yi aussi ak nu mu ci demee boo ñëwee di ñu wax ay problème ok d'accord ñu noté waaw dina laaj nag ci njëkk ne ko waaye est-ce que gars yi ñu ngi joxe moom laa doon wax délégué yi par exemple commissaire yi benn commissaire munoo bokk ci commission bi te doo fay impôt il faut nga fay waaw boo fay ñu génneel def exemple waaw oui ñu tàllal ko ba ci délégué bu nekk délégué bu dul fay impôt munoo laaj impôt waaw moo yoon ndax ngay mën a nekk délégué de quartier dem ci nit ñi di leen laaj impôt te yow doo joxe waaw mënul nekk de voilà loolu yenuwul maanaam normalement dañ koy yëgalaat ba ñun ñii ñu fal maire yi man ñëwuma tam en tant que président de la commission ñu ne ma ndax fay nga impôt may wokk bopp mooy wala yéen délégué yow fayal mais man ma aju quoi D'accord. donc loolu lépp la ñu bëgg ñëpp xam ne wala citoyenneté ku ci vraiment nekk da nga war a def ok bu ñu demee ku ñu war a fal sax man dama ci war a teg xaalis sama tànk tuuti ku bugg falu na nga fay impôt waaw ku dul fay impôt waroo fal bien que en tout cas fi ma nekk loi bi waxu ko mais nit ki war na am gàcce waaw nga ne kaay jiital leen ma liggéeyal leen te yow doo cotiser ci li nga war a liggéey waaw ku ci nekk da nga war a jël sa alal ci li loi wax nga def ko parce que day gis fii am ñoo xam naa da ngay immeuble di ko luy def seen poche dërëm ñu ko def am ñoo xam ne ñu ngi def ay activité commerciale di ci am xaalis te duñ fay mais di daxante di jaay gauche di jaay droite boo ñëwee ñun la kii ma xëri la tudd bu subaa keneen ñëwee ñu ne ko ma demba la tudd xam nga kooku doo ko recouvrer waaw da ngay bind daw ba sonn te loolu du am ci par exemple je donne un exemple bu tubaab par exemple bu ñëwee jënd kër fii bu def ay activité lu muy njëkk a def mooy dem service des impôts waaw mais man lii laa def lii laay def léeg wax leen ma ñaata laa war a bindu impôt calculé mais loolu boo war na bokk ci réflexe sénégalais yi quand même mooy loolu nag mooy liggéey vraiment booy nekk ci mbir di ci yéeti di ci daan sa doole di ci gagné dara mais wax dëgg yàlla ci dëkk bi nga nekk war nga cee mën a au moins contribuer loolu nag moo nekk liggéey commission bi waaw vraiment Touré wax na ko léegi te nañ wax na ko yëf yi du ñëw pour jaay doole déedéet di toroxal parce que ñun rek la c'est nous dans su nos nekk am nga foo dëkk sa jarba du pour toroxal suñuy ñoñ dañu ne kaay leen participer waaw ci li ñuy def waaw participation bi saa wax na ko léegi am na ñoo xam ne sax impôt wàcc na leen waaw moo leen ko may kër gi nga dëkk lu ci bari état bi da koo may mooy lu ci ëpp dañ leen may fi nga dëkk yow sax si njaboot waaw état wàcc na ko neel bu leen fay am na léegi nag mu des taxe ordure ménager mooy bii jël mbali waaw kooku moom duñ ko maye parce que mbali ngay génn bugg maire bi ñëw jël mbali te bariwul waaw donc tom mi moom cherul bariwul cherul donc te at bi nga koy fay du loo xam ne da nga koy fay weeru ne at ba at bu ñu nee at bi rek fay ñetti junni nga ci war a fay dëgg neex yàlla war nga ci mën a góorgóorlu pour def dara pour jàppale maire bi pour que suba ñun dinañ mën a jël mbali
poto lampe yi fa nekk ñu amul lampe ñu dugal leen fa courant. lampe yi affaire yi bu brûlé ñu mën a ñëw changer ko. mais bu ñu amul xaalis. bu ñu jëndee premier lot bu jeexee dañuy bàyyi mu lëndëm rek. waaw boo waxee ñun la woy tey suba ginnaaw suba xëy jaar na fii te fekk na ci suuf ñi ci bari ñuy kaas ñoo xam ne doo leen nee leen ni ala ci kay di impôt ñu ne ñu duñ fay waaw te di laaj lépp. waaw donc ñun li ñu bëgg mooy. ñëpp am information. te di ko def ci seen àqulaay taala. moo tax duñu bàyyi kenn. waa ASC yi moom ko dégg incha allah dinañ dajawaat ak ñoom. pour ñu jàppale ñu ci. parce que ñun it comme dañ leen di jàppale ci seen i activité bëgg nañu dimbale ni. mais monsieur le maire est-ce que impliqué ngeen aussi ñi nga xam ne tamit mooy acteurs communautaires yi si nga bàjjanu gox yeeg relais communautaire yeeg bàjjan gox yeeg kii la mais si nga ñooñu bu ngeen leen boolee ci affaire bi yaakaar naa affaire bi dana gën a macha allah waaw. délégué il est entouré par ñooñu ngay wax noonu. waaw délégué de kii bàjjan gox yi relais communautaire yi. ASC yi. ASC yi. les imams conseil de quartier. les imams. kilifa yi nag ñëpp ci bokk. voilà. saa ku ci nekk moom bu demee ci quartier dina mën a waxtaan ak ñoom ne ah lii de xew na lii de xew na imam bu ñëwee ci moom mën koo informer. bàjjenu gox bi bu ñëw ko informer ni ñuy defee sensibilisation on va aller vers ça. dama ne dañu nekk ci à mi-parcours waxoon nañ ne léegi ñu waroon nañu mën a dem ci quartier yi waxtaan def ay forum gën koo tas mais mbas bi fu ñu toll nii moo ñu tënk mais incha allah dinañu def lu ñu mën. pour que nit ku nekk comme réseaux sociaux yaa ngi ci biir gis nga ñu ngi koy dawal. SMS yaa ngi fi du ñu bàyyi dara. lii bu ñu ci jógee incha allah dinañ évaluer. jëlaat beneen phase boo xam ne dinañ mën a atteindre les populations. pour que ñoom it ñu mën a ñëw def seen liggéey donc. loolu sax am na solo yi def daal am nañ ci retour bu baax. parce que à chaque fois ñu ngi ñuy interpeller wala di interpeller les conseils municipaux ci biir diffusion yi ci YouTube da nga gis ñu ko nit ñi xoole ñu koy nit ñi liire. nga xam ne ñii ça les intéresse. ok waaw te loolu. te ñii it aussi di nos différents partenaires di chef de service impôt wala le percepteur wala maire vraiment à chaque fois dañuy rafetlu liggéey bi. parce que ñu ngi koy gis. affaire yaa ngi changé ndànk-ndànk. ok mais actuellement monsieur le maire actuellement yéen a ngi ci waxtaan bi da ngeen toll ci wàllu sensibilisation waxtaan ak askan bi mais kañ ngeen xayma yaakaar ne daal mën ngeen nekk en action wala mettre en action ñi nga xam ne mooy trésor wala ñi nga xam ne ñoo ko war a recouvrer ci ban anam ngeen yaakaar ne war ngeen démarrer door liggéey boobu. non xam nga liggéey bi du arrêté fi mu nekk nii am na rôle yi ñu taxaw xam nga commission bi duwul tey. non je sais ren aussi. donc gaa yaa ngi fay. c'est vrai que ñun kay ñi nga mooy atteindre le plus de cibles possible. possible. ñu ngi doon fay. ñu jéem a fay. ñu góorgóorlu ñoo fay. ok te le changement yi di ñëw aussi. dañu koy gën a yaatal. bu ñu ñëwee waxtaan ak impôt xam ne ñoom ñoo yore loolu. ñoom ñu tracé seen plan d'action. ñun ñëpp dañuy ñëw jàpp ci. ànd ak ñoom que fu ñu war a egg ñu am fa fu loo xam ne xamuñu woon xam nga y a des gens yoo xam ne da ngay gis benn terrain doo xam sax kuy borom. mais bu ñu ñëwee ba xool délégué bi xam ñu remonté ko. bu ñu ñëwee maire yi dinañ xam kan moom parcelle bi. fu mu mën a nekk dinañ ko woo. nee ko ñu ngi bëgg a jaay sa parcelle. boobu boobaa dina ñëw bu boobaa ñu imposé ko. c'est important. ak transaction yi am yëpp. lépp boo xam ne boo ñëwee di def transaction automatiquement rek ñu am gis nga tey jii képp koo xam ne yaa ngi tabax wut autorisation de construire. dugal nañ. ok ku def autorisation de construire rek. duñ la laaj sax parce que am nañu lépp. am ngeen données yëpp. numéro téléphone am na quartier bi nga nekk xam nañ li ngay tabax. am ngeen données yéen yow. dañ lay dugal automatiquement impôt jël. très bien ok c'est vrai foofu aussi. peut-être moom. monsieur Touré ma interpellé merci monsieur le maire donc parce que waxtu bi sax mi ngi ñuy dabandi mais damay ñëw ci monsieur Touré monsieur Touré boo ñu doon jàppal benn xayma bu gàtt rek bu tuuti bu ñu la doon laaj ndax askanu Mbour ci wàllu fiscalité locale boobu ndax vraiment contribution bi am na solo boo ko xayma laajul ñu wax prix bi rek mais à peu près boo ñu doon jox pourcentage bi ndax par rapport ak ñiy fay xam na am doole wala. waaw peut-être foofu dama lay tontoo du ma jël ñëpp rek boole leen selon nag xeetu lempo bi ñeenti waaw waxee ndax dafa mel ni nit ki xeetu liggéey ba muy def
mooy tax peut-être mu mën a gën a comprendre impôt. bu dee wàllu impôt professionnel la nga xamante ne nii dafa moom lañ doon tuddee patente bu njëkk ba. waaw te léegi c'est contribution économique locale lu wuutu ko. vraiment taux de recouvrement yi ñu ciy am c'est extraordinaire. macha allah. Vraiment, pour dire que ni rek le budget, la mairie de Mbour avait budgétisé pour 80 millions pour la contribution économique locale. Le Trésor a réalisé un recouvrement de presque 200 millions, soit une augmentation de plus de 200%, presque 240%. Machallah. Donc, exemple là. Boo jëlee nag yeneen yi nga xam ne tey jii mooy contribution foncière yi nga xam ne borom kër yi lañ koy laaj. Là moom dafay xaw a doy waar lool. mooy borom kër yi war a fay impôt. très bien mooy nag. loolu foofu la sooxe. foofee nag mooy waral nga xam ñii seen taxawaay nga xam ne ñoom seen action ci foofu la war a gën a jëm. les délégués de quartier war a sensibiliser borom kër yi wax leen li nga xam ni mooy njëriñal lii ñu leen di laaj ak bu ñu ko fayee. mais del rek wax ni am na question boo ko laaj léegi. ñu wax ni li fi nekkoon la ñuy wax balaa commission fiscalité locale. naka jekk rôlum impôt. ak laaj l'impôt état bi ñaari services yi la ko def principalement à part la douane mi nga xamante ni mooy impôt DGD ak le trésor ñii nag dañu ñëw jàppale ñu ci suñu liggéey bi ñuy def rawatina li ñuy laaj ci ñoom lay dellu donc rôle facilitateur la ñuy joué te ñu impliqué leen te loi samp leen ñu wax naa la ko ñuy participer sur toute la chaîne fiscalité bi yëpp dañ ciy participer kon ñoom lii service technique yi la ñuy ñëw kon mu mel ni ñoom ñu def ko ak bañ ko def ñun dañu koy def waaye mel na ni buñ ci dugalee seen loxo ci lay mbir mi gën a jàppandi te it nag ñu ngi ciy gis ay avancé wax naa ko moom délégué ne ko am na lu ma seetlu gëj naa gis yenn petite cote yi ma ne petite cote mooy montant impôt yi ñu war a fay selon nature bi ñoo xam ne ñi ngi réagir dama ci laaj kenn wax fa dëgg yàlla mais lu mu ma wax def ma ni kat dafa am suñu kër koo xamante ne nii dafa déglu ci rajo bi mbirum l'impôt ñuy wax ne l'impôt bu ñu ko ragal nañu ñëw trésor fay li bu ñu ñëwee bu ñu mënul fay lépp itam danañ leen tegal ak jàppandil boo xam ne danañ ko fay te loolu yëpp ay possibilité la boo ñëwee ñu xaymaal la sa l'impôt ba nga war a fay boo mënul fay lépp am na possibilité moratoire ñu ne la ci at mi kat impôt bi mën nañ la ko xaajal nii ba mu jeex tàkk te loolu da lay noppal ndax ñàkk fay l'impôt dafa doy waar baaxul feeg fayloo impôt yaa ngi am baru impôt rek xamal ni sa kër gi nga moom dëgg la yaa ko moom de waaye sañoo ci mënoo ci def dara ndax ëllëg loo ci bëgg a def moo xam da nga koy jaay wala dara dinañ la laaj quitus fiscal quitus fiscal mooy këyit guy wane ni yow ci wàllu bien bii nga am fiscalité dara amu ci wàccu nga impôt ba mu jeex tàkk waaye boobaa doo ko mën a am te it am na fu ñuy tolloog yow sax kër gi mën nañ ko. kon ce qui veut dire que léegi boo demoon boo bëgg a jaay sa kër itam. déedéet di nga ñëw foog ñu xool ndax amel nga nguur gi bor wala amel nga nguur ko. très bien loolu am na solo. ndax day jënd alal loo xam ni bor a nga ca. te bu boobaa itam bor boobu bootul moom moo koy wéy. da koy topp loolu moom yoon tere na ko. di nga dem di nga dem impôt di nga ñëw trésor ndax quitus boobu ñaari visa la visa wu waa impôt ak bu trésor ñoo koy mën a def ci kayit gi quitus mën a doon quitus du dëgg donc loolu nañ ciy bàyyi xel. waaye li ñuy wax lépp finalité bi rek mooy li ñu wax rek dañoo bokk ci gox bi ñu war ci contribuer. loi la. wax nañ ko léegi jox nañ ñun ay moyens de contrainte ak loolee lépp am na. waaye ñun daal lu ñu bëgg. mooy ànd ak waa population bi ak gox bi. rek li nga xamante ne nii yoon teg nañu ko rek ñu wàccoog loola. te itam yombal gi wax nañ ko mi ngi fi. ci service yëpp aussi bien impôt. ak trésor ñun de ci wàllu nit ki bor bu ñu mën a ameel mën nañ ko tegal ay jàppandil yoo xamante ne ni mën na fay lépp ba bu jeex te du ko yëg loolu monsieur Touré nekk na loo xam ne lu ñu bëggoon a dégg la xam ni aussi les services publics de l'État dañuy accompagner la population parce que muy trésor muy impôt vraiment muy mairie lépp li leen tax a jóg c'est le bien-être de la population parce que donc bu fi askan bi newuloon donc service public yooyu amuñu njëriñ donc li am solo mooy kon li nga wax li donte ay loi may na leen dara ay répression may leen doole mais itam du ngeen ko souvent exercer par rapport à la population li ngeen wax souvent mooy communiquer waxtaan parce que souvent nit ñi léeg-léeg dañ dul am information bi gën bi baax ci ñoom ainsi de suite parce que dañuy ignorer monsieur Tane donc ce kaddu gu mujj par exemple si tu avais par exemple un message à donner par rapport à la population ci yi nga xam nag moo jëm ci njëriñu impôt yow ban kaddu lay doon. waaw jërëjëf Bour Sine sama message bu mujj mooy damay sensibiliser population davantage. parce que soo xoolee commission bi looloo ko tax a jóg. damay joxe exemple bu simple rek. parce que impôt. balaa muy neex mu am consentement.
suñu nouveau directeur général bi mu ñëwee monsieur Niass dafa ñëw teg benn programme bu ñuy woowee programme yaatal. ñu tuddee ko programme yaatal natt teggi yokkute. soo ko waree expliquer yaatal mooy ñi war a fay impôt lañ ko yaatal te sànq monsieur le maire wax na ko mais bu boobaa lu ñu yaatal mooy li ñuy di natt. pour ñëpp mën a natt ñëpp suñu nattee dinañ teggi woon doo ñokkute. exemple bu simple rek da ngay judd si gox man mii ma judd Mbour par exemple bi ngay judd da nga ñëw sa waajur dem utal la certificat de licence état civil yow mii xale fayagoo dara. nga dem ñu dugal la école ngay jàng cursus bi yëpp fayagoo impôt fayagoo dara am bac dem université nga am bourse wala aide fayagoo ba tey ñi ngi def si yow rek faaf yàlla dogal nga am liggéey yaa ngi fay impôt sur le revenu salarial parce que mënoo rëcc. boobu yàlla état dafa def ni soo ñëwee impôt boobu dañ koy retenir à la source maanaam ki lay fay dafa war a dagg impôt boobu balaa mu lay fay. waaye léegi yàlla may la nga am kàttan tabax kër dëkk ba tey yow fayagoo si sa coobare boobu maanaam jug dem fay te balaa ngay jur fekkoon nga fi dara te ñeneen ñoo daan fay ba loolu nekk waaw léegi yow kañ ngay fay. Voilà la grande question. Donc, juste pour dire que consentement à l'impôt dafa am. nit ki ak message bu ñu mën di joxe yëpp maanaam population dañoo war a xam comme si ni ko monsieur Touré waxee que li ñuy recouvrer li ñuy collecte si ñoom la jëm. tey jii balaa ngaa kaas ne dëkk bi amul lii maire bi deful lii mais est-ce que yow def nga li la war. lan nga def. loolu soo ku ci mën a répondre ak sa conscience tranquille rek bu boobaa soo waree kaas. donc loolu laa bëgg lancer comme message. xamal population bi que commission bi li ko tax a jóg. mooy vraiment sensibiliser leen jàppale leen pour ñu comprendre lan mooy impôt ni ñu koy fayee ku war a fay impôt ak ku ko warul fay. expliqué nañ ko suñu yenn émission yi. waa trésor ak waa impôt ñu ngi fii tey jii képp ku ñu bindal benn impôt boo war a fay su métier si yow ñun si dëkk bi lañ dëkk. dinañ la wàññil dinañ la jàppale accompagner la ba nga mën a fay li nga war a fay ci ni nga ko waree fay. vraiment comme mooy sama dernier mot di ci profiter aussi di la remercier ci invitation bi. remercier aussi ñëpp ñi ma seqaloon jotaay parce que jotaay rafet na. dellu nuyoo aussi ñi ma fi yebal muy chef de centre des services fiscaux bu Mbour Maguette Boye. ngeen may ma ko aussi ma lëkkale suñu mbokk chrétien yi suñu mbokk laa mën a wax sax. waaw bien sûr bien sûr. ci premier carême bi. vraiment ñu ñaan yàlla may ñu dugg seeg jàmm. génn seeg jàmm ñaanal Sénégalais yëpp mbas bi jóge fi. vraiment xol yi doon benn. incha allah di leen remercier vraiment jotaay bi rafet na. merci beaucoup monsieur Tana donc moom mi nga xam ni moo fi teewal chef de service des impôts et domaines di remercier bu baax a baax aussi monsieur Touré moom mi ngi fi représenté également le trésor ñu ngi lay remercier bu baax a baax ñuy jox kaddu gi monsieur Sarr donc boo doon tënk kaddu gu ci gàtt rek monsieur Sarr yan kaddu ngay yëkkati jëmale ko ci askan bi nga xam ni tamit jege nga leen lool ban message nga leen di jox. message bi du gudd mu baax moo di ko ne tout simplement nañu xam ne commission bi lu muy liggéey yëpp pour askan bi si ñoom lay jël parce que suñu ne ku nekk na comp ci lu mu war a comp jox ko ñu ngi ko war a jox du ñëw ñu dañ koy jot toog ci mais dañ koy jël waa mairie bi delloo ko ñun suñu quartier suñu waa quartier yi parce que souvent dañuy saisir le maire ne ko monsieur le maire suñu quartier bi mu ngi ci obscurité suñu quartier bi on n'a pas d'eau extension réseau CLO bi c'est pas tellement répandu te loolu lépp ça demande des moyens. évidemment. donc c'est la raison pour laquelle ñuy demander à ce que ku nekk bu nga war a joxee dara nga joxe ko léegi nag pour yombal liggéey boobu aussi moo tax ñi yee nit di sensibiliser nit yi te may ñaaxaat population yi suñu waa quartier yi nañu xam ne bés bu commission bi jógee pour ñëw si ñoom commission bi ak ñun seeni délégué de quartier dañoo jóg pour defaral leen mais jóguñ amul fenn foo xam ne mën na jaaxal population loolu amul. ok donc pour que population war a am bañ a am résistance. xam nga des fois la plupart de soo ñëwee si benn kër nga ne diw waaw borom kër gi nu mu tudd ana carte d'identité am borom kër gi nan la tudd ana acte administratif bi. automatiquement les gens ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. léegi nag
moo tax ñuy naan population xam ne bés bu commission bi ñëwee nañ leen jox toutes les informations yoo xam ni moom la ñu soxla pour yombal seen liggéey. ñi xam ne loolu bu amee day yokk quartier bi day tax quartier bi gën a développé. parce que lépp lu ñu fa am rek encore une fois day dellu soit waa quartier. ci delluwaat ci askan bi. loolu yokk nag sécurité bi. yokk lumière yi. yokk ndox mi. taxal ay dispensaire dugal ay tali loolu lépp nag mu ngi mun a yombee ci ku nekk su jëlee dara ne serait-ce que fay rek tomb bi taxe enlèvement ménagère bi ne serait-ce que fay loolu rek dina indi lu bëri parce que ku nekk si ñun moo ko war a fay. merci beaucoup. donc en résumé loolu rek laa mun a message boobu laa lancé population nga xam ne commission baa ngi ñëw xam nga ñu nag ban diir la mais de façon dinañ ñëw suñ ñëwee nañ yombal liggéey bi ñu xam ne lu leen defar rek moo tax ñu jóg. merci beaucoup. donc amul lenn loo xam ne li mun na ci yàqal nit Massamba wala Mademba loolu amul. merci monsieur Sarr. da nga am loo bëgg a yokk monsieur Touré. Aïcha waaw ñu bàyyi la nga tënk waaw. waaw ñu tënk rek waaw. boo amoon kàddu yu yëkkati. boo ci lan lay doon. loolu lay doon sax loolu laay tëjee incha allah. mais li ci jaar rek ci yeesalaat nuyoo. ak ngërëmu kilifa gi. monsieur Makhtar Diouf surtout à l'endroit de la commission de fiscalité de Mbour. ndax ma wax loolu. ndax ci njëlbeen ka ñeenti commune la ñu jëloon ci Sénégal ñu doon commune pilote ñu tàggat leen ci lu jëm ci fiscalité locale. même ci noonu def nañ seen enregistrement ci volet politique waaye ñu gis ne tey jéego yi nga xamante ni commission fiscalité Mbour def na ko ci jéego yi am solo mais jaare foofu rek di wax ni ñeneen ñi nga xamante ni tamit jàpp tànnoon nañ leen ci formation yi nga xam ne ñoo ngi leen ko doon defal ñoom itam war nañu roy commission fiscalité Mbour ñoom itam def ko dëgg la ci seen émission laay profité sax ndax lii yëpp waa Mbour ñoo ko def ñu ci seen xaalis la génnee seen budget def ko waaye ñëpp la war lu tax ñu leen di sant wax naa leen ni da di mission boo xamante ni trésor la war ndax ñun dañuy natt dañu xayma ci suñu taux de recouvrement par rapport ak lépp yi nga xam ni état bi war na wax ne ni ñun ñoo ko war a recouvrer kon fan nuy natte ñoom sax mën naa am buñ ko fekkee te fekk ni contribuer nañ ci lu bari kon ñoom tam amel nañ leen cant ak gërëm donc à travers monsieur le président vraiment xamal ni Makhtar Diouf vraiment mi ngi leen di sant bu baax ci seenu taxawaay di leen wax ni rek délégué yi seen rôle du benn waxtu la fu mu ne nii day déroulé liggéeyu recouvrement du taxaw fii mi ngi am kenn koo xam ne war na fay impôt te fayu ko te xamuñu lu tax fayu ko rek liggéey baa ngi taxaw te loolee des na bari sensibilisation waaw kon incha allah dinañ ànd ak yéen ba ci phase contentieuse bi phase contentieuse bi ñu ko dégg rek ñu defee day metti ndax itam daf ñu am ay dates yoo xam ne mënu tënk bu ñu fa àggee dañuy passé ci beneen étape incha allah yéen ñëpp dinañ ko ànd ak yéen n'est-ce pas yéen commissaire ci biir quartier ak lépp lu ci war incha allah ñu def ko ci pour merci beaucoup ñoŋal àll merci monsieur Touré mais kontaan nañ leen bu baax ci seen teewaay vraiment seen dispositif parce que itam xam nañ ne jot ba mayewu ko vraiment liggéey bu bëree bëri ngeen di def en longueur de journée pareil aussi ñëw ànd ak ñun ci émission bi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax surtout si également le chef de service monsieur Diouf et également monsieur Boy donc ñoom tamit ci liggéey bu am solo bi nga xam ñu ngi koy jëmale ci askan bi ndaxte itam nit ñi yëg nañ seen teewaay ci dëkk bi yàlla jàppale leen ci liggéey bi ñuy def et puis vraiment yéen ñi ànd ak ñoom itam vraiment yàlla may leen dem ci liggéey bi monsieur le maire ñu bàyyi la kaddu gu mujj boo amoon message boo xam ne yaa ngi koy jëmale ci askan bi ban kaddu lay doon. waaw donc vraiment dañ ma may balaa ma jëm ci askan bi. waaw comme dañuy jeexal. waaw vraiment remercier la commission. muy monsieur Touré le président du Trésor. que monsieur Tendeng Ousseynou Faye bi doon ñëw. moom bi Tendeng était absent. ak monsieur Sarr et à travers l'ensemble des délégués. vraiment ci liggéey bu rafet bi ñu def. waaw vraiment. def nañu liggéey bu rafet du lii rek nag du émission bi rek mais am na leneen lu ko wun lu ko jiitu mu nekk liggéey bu rafet ñu wane seen disponibilité évidemment vraiment au nom du maire ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax merci beaucoup merci beaucoup et bëgg na ngeen jottali ko monsieur Boy ak monsieur Diouf ak yow it monsieur Diouf le président des délégués wax leen ne kontaan nañu vraiment di leen remercier bu baax a baax di remercier également notre cabinet bi ñu accompagné
GECOM, à la personne de Saloum Cissokho. Vraiment, c'est un vrai professionnel. jàppale nañu ba ñun lu ñu bëggoon en matière de communication. daanaka ñu ngi koy déroulé. te xam naa ne dinañu defaat yeneen bu ci yàlla andi. incha allah donc vraiment di gërëm ñëpp di sant population bi nag li leen wax mooy rek. li ñuy defar pour ñoom la ñëwuñu pour xeex. pour ñooñu fal. waaw ku ñu fal nag dañ ci war a def dañ ci war a waslu àq. parce que boo ñëwee ne fal leen ma. pour ma liggéeyal leen sax. mais il faut nga am jumtukaay yooyu liggéey jumtukaay yooyu nag ci ñoom la war a jóg. évidemment parce que une partie ci ñoom lay jóg. ok pour ñu permettre ñu mun a jublu vers la satisfaction de leurs besoins. donc vraiment ñu ngi leen di ñaan ñu gën a yaatal seen dënn. ñu gën a indi collaboration bi ku ci xamul dara demal sa délégué. bu la doyul ñëwal ci commission bi fii nga ñëw ci man. bu la doyul nga dem impôt dem ci Tendeng. wala nga dem perception dem ci. Touré. lépp loo xam ci renseignement dinañ la ko wax. incha allah pour nga mën a def sa warugal. pour suba nga mën a laaj. say bëgg-bëgg. donc vraiment ñu ngi leen di ñaan. ñu gën a jàpp ci wàllu impôt yi. ak lu mu mënti doon ak ku ci nekk ak foo mën a nekk. vraiment nga mën a góorgóorlu ba waslu àq. ci liggéey bi ñu def. pour permettre ñu. ñu mën a def naam commune bi ñu ngi góorgóorlu. parce que gis nañ ne tali am na. lamp yi am na. poste de santé yi ñu ngi ciy defar. lamp yi ñu ngi yokk ci quartier yi. délégué ñu ngi ba maa yoo fekk. dinañ am ay lamp yu bees. dinañ am nañu ay ndox. doyul. ñëpp mënuñu am mais bu ku ci nekk rek cotisé di comme ni ko Tendeng waxee léegi. yaatal boobu ku nekk natt pour mën a teggi rek jàmm am. incha allah mais nag nattoo bëgg a teggi. dafay metti ci commune bi. te bu yàggee dinañ jël yàgg dóor ñu fekk ñun defuñu dara. d'accord. waa di terminer. par remercier leen. Rendo FM Rendo TV. Leñal. di remercier le directeur. vous me permettrez également de remercier l'ensemble des autres stations. évidemment yoo xam ne fa la ñu jaaroon. évidemment. xam ne ñoo ñu jàppale ànd ak ñun. te li ngeen di wax li ñuy wax communautaire. wane ngeen ne vous êtes communautaire. parce que vraiment jàpp ngeen ci liggéey bi. pour que ñu mën a am les résultats escomptés. te bu loolu sottee rek ñun ñëpp yéen ci biir di ngeen gis seen bopp parce que Mbour la ñu liggéeyal. te bu liggéeyal Mbour rek war ngaa séddu war ngaa teggi comme ni ñu ko. programme yaatal waxee. donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp. vous permettrez de. remercier et de féliciter votre équipe technique. Voilà, merci bien. Très dynamique, qui nous ont accompagnés. Voilà. Et di ñaan yàlla balaa yàgg ñu dellusiwaat pour d'autres émissions. incha allah parce que fii yemul fii wax naa leen ne incha allah bu ñu jógee ci lii dañuy def évaluation. et defaat un autre plan d'action. qui nous permettra d'atteindre les cibles. mbas mi xam naa ni communication moo fi sës. et incha allah on va trouver des subterfuges. incha allah pour def liggéey bi nu mu gën a rafetee. donc di leen gërëm bu baax yow itam Mbour Sine. merci. disponible, compétent, provocateur, mais quand même, c'est liggéey rafet. Merci beaucoup. Merci. waaw jërëjëf monsieur le maire donc monsieur Bayatou Babou deuxième adjoint au maire mbokku téléspectateurs yi mbokk auditeurs yi nga xam ñooñu doon bàyyi xel fii ci rajo Rendo FM ak rajo Rendo Leñol TV ak mboolem ñi nga xam ne tam ñu ngi ñuy déglu doon seetaan ci réseau câble bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag ñu ngi fi doon dalal ñi nga xam nag mooy commission fiscalité locale kii looy leen jiite di président bi di monsieur Bayati Babou nekk deuxième adjoint au maire ak ki nga xam ne tamit mooy monsieur Mohamed Touré nekk trésor représentant trésor ak ki nga xam ni tamit mooy Christian Nicolas Tendeng nekk représentant des impôts et des domaines bu Mbour ak ki nga xam nag mu représenté l'association des délégués de quartier El Hadj Omar Sarr waaye nag ñu accompagner leen ki leen accompagner di groupe bi nga xam moom la ñuy wax GECOM muy cabinet boo xam ne bu am solo boo xam ni moo leen doon accompagner ànd ci ak ki nga xam nag mooy Saloum Cissokho ñi ngi jaajëfal bu baax a baax équipe technique bi nga xam ne ñoo ñu accompagner woon ci liggéey bi ak mboolem stagiaires yi nga xam ne itam ñi ngi ci rajo bi ak télévision bi di leen jaajëfal bu baax a baax di remercier aussi monsieur Oumar Daf donc sur le travail qu'il est en train de faire moom tamit ñu ko ñaanal donc réussite parce que itam liggéey bu am solo lay abaat pour que vraiment lépp mën a yemb gën a jëm kanam
mbokk yi ñu ngi leen di jox dox daje beneen yoon di ñaan suñu borom bi nga xam mooy borom lépp ak fépp ñëpp te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla taban ci géej gi xéwal dugal ci gàllu mucc ma ñu say faagu ànd ak dala fekke di la jox rendez-vous beneen incha allah rabbi jërë ngeen jëf